Yo, yo, Tom. Tom, yo, assalamualaikum. Yo, Assalamualaikum. yang ada kan? Mana dia minta kita? Oh, what's it bro? Tetapi mau. Yang ada kali. Mana dia? Ah, okay. Mama telepon juga tune ya. Fate connect phone bi. Naka suka sih. Dia. Mana okay, no dia. Ya, ada kali. Ya, si jama. Ifa ya, nak beri. Ni gini rek. Sona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sekante. Fay wow. Inala. Mana dia? Yeah, naka ngeen def naka suba si. Alhamdulillah, ñu ci ko. That's very good. Wala dégg nga noonu Vice. Vice, good morning naka. Morning, Mr. Kande, mana Ifa, no dia. Sant Yàlla alhamdulillah naka itey ak family bi. Ñu ci ko am rek famille bi ñu ngi fay, no def naka gaay. Man alhamdulillah ñu ngi okay. Voilà. Yeah. Sa fay naka rabara nag doo ak family bi. Sekante, alhamdulillah, yëpp yu si jaaw, alhamdulillah. Naka mbay si jaaw, naka nene bi. Mu ngi nii wallaay mu ngi nii di lifin yeah boy. Anani noto be do be ñëw be lan dama. ma nana mewi si suba si kay. Ah, nga fii mu ngi fi di bari affaire rek. Dama mën a di wër nekk bi yëpp di move from one place to another dafa bari affaire. Waaw léegi noonu la joko mewi si rek. Mbaadu baax na si. That's good. Yeah. Otherwise. Alhamdulillah. Right, that's good. I'm gonna Mr. Faye naka sax Mr. Sandy am fa nga cross at this weekend fa. Naka gaay yaa ndax géejuloo ñëw bi nga ma fale. Joka dafa Gars yi jokkaar yi. Foofu laa jógee. li ma ko jógee bi. I know. Bi jaana foofu noonu gaay yi moom foofu neex na léegi. waaw Baadu léegi de moom traite bi ak yow tay moom moo xew. waaw bu nekk nii gañ. Lan mooy xew noonu. mu ne ko traite bi tay jaay gerte gi ak yooyu mu ne foofu si ob bi dafa neex right now mu ne liggéey bariwul mu ne ko right now waaw. time bi la béykat yi day wërse. waaw exactly time bi moom seen moment la. donc léegi ñu ngi si seen système léegi. ah. léegi ñu ngi si seen système léegi. waaw ñu ngi si seen tay kay fii moom balaa weeri koor moom fu mu nekk ni muur yi rek ngay dégg ak ceet yi fale ak yooyu. waaw. Yeah. Anyway, welcome back. It's good to be back again. Another Sunday, inshallah. And we'll discuss very important things as usual.
And so, Mr. Faye, as usual, ñu bàyyi la rek nga dalal everybody and welcome everybody on board. Then ñu dugg ci waxtaan bi incha allah. jërëjëf Mr. Kante jërëjëf Vice Mrs. Sène maa ngi laa nuyu di nuyu askan bu ñu jot a dugg si yéen ñëpp asalaamaaleykum welcome back to the program. All right, thank you very much. Waalaikum salam. Di la jaajëfal bu baax as always ci taxawaay bi and everything. Ci programme bi luñ ci nga taxawee and everybody as we say duñ ci taay di wax ci efforts bi and time bi nga jël waxtaan ak on different issues, and thank you very much for that. Mr. Sen also welcome back and thank you for being here today and ci jàngati analysis and everything, you know, and all those that are listening ñu ngi leen di nuyu di leen wax welcome, and those that will also listen later we extend greetings to everybody. And today we will focus, we'll start with security related issues, inshallah, ci waxtaan bi. Mbiri kaaraange réew mi, Mr. Faye dina jàngat ci lu yaatu ci mbiri taxawaay, surtout military bi seen responsibility wala security force, because lu bari mu ngi commencé di xew wala mu ngi xew ci dëkk bi. And mu feel it's important ñu def jàngat ci mel noonu, and probably what should be done to improve suñ karangi loolu tamit dafa am solo. And as usual we will get update on the Mbiri Union bi tamit, latest development and some of the issues that has been happening. Mr. Faye dina ci ñëwaat inshallah. So once again thank you all very much ci wherever you might be, you know, and follow this program on weekly basis, and you know always also you can equally contribute. You can call at any time as we go along. If you have any concern or anything you want to clarify, you can or contribute. You can call, and Mr. Faye will endeavor to respond if it's a question. If you want to contribute, also will allow you. I'm gonna contribute. It's a conversation. So thank you all once again, and we'll appreciate that. So like I said, we will just quickly dive into the program. We're going to start with Buga Watane Tay. So Mr. Boy, once again, thank you very much. As Ninko Wahinimoko Wahelegi, Nutambale Chimbiri Karange, my security. Gis nañ bu yàggul wala ci wëg bi sax benn ci you know media platforms yi ñu ngi report ne benn senior officer ci army bi mooy Gambia Armed Forces mu ngi xala raise concerns mbiri li tubaab bi di wax ne creeping militarization threatens Gambia security harmony. loolu nag ci tënk xam naa ne wala olofal ko saay Mr. Sen mu ma koo dàq moo xam na moom moo ci gën a aay waaye ci gàttal daal mu ngi wax daal mbiri security dafa daanaka creeping daal su ma ko mën a jàngate pour ñuy déglu ñu mën a understand mooy li nga xamante ne li teguwul ci yoon daal dafa mel ni mu war a mel melewu ko, te loolu mën naa am mu indi gàllankoor wala jafe-jafe ci wàllum suñu kaaraange réew mi ci nu mu war a doxee. So li ma bëgg a xam rek comme yow loolu sa domaine la bëgg naa nga gën ñoo dimbale ñun ñuy déglu ak ñuy déglu ci kanam wala seetaan ñu gën a xam lan mooy su li waxee creeping militarization means loolu lan la miin ci réew wala ci mbiri sécurité ci wàllu kaaraange boo ñu toon gën a xamal bu baax a baax lan la bëgg a wax foofu noonu. Jërëjëf Mr. Kante, again jërëjëf Vice. So basically it could mean a lot. Why from a security standpoint dafa mel ni comme suñu mbokki olof yi déglu dafa mel ni nga jël loo xam ne ni liggéey military la nga bëgg ko jox internal security forces yi comme police yi, like for example police yi ñu ngi behave like in their mindset ñoom ñooy military yi après ñoom citizens yi ñoom ñooy seen enemy moo tax mel is a threat. Am nga soo ko bàyyi xel waxoon naa fi several times ne ni ñoo demee police yi 99% of the time ñoom ñooy dee andi chaos si dëkk bi because of the fact ne lack of training bi and lack of capacity building in terms of law enforcement, because ñoom luñ foog law enforcement du loolu
so what is military style nga bëgg ko dugal si mindset yi police yi kenn xamul dëkk bi su ko soo ko xoolee dëkk bi kenn xamul lan mooy liggéey kat gis loo soo xoolee that Kenaba training xam nga training boobu noonu was supposed had to do with internal security, right? Even though if military was gonna take care of that issue, they should have formed lu ma yaaga wax gaa yi ne like a safety net boo xam ne nii every internal security si dëkk bi leen la see boole ba nga xam ne lépp lu ñoo def rek there will be lu ñoo contingency plan because su lii failee okay what do we do after this waaye ñoom dañuy approach situation in a way ne ñoom they are superior whatever they do is gonna succeed without putting into consideration the enemy also might understand the way they fight the way they respond. So creeping militarization basically moo nekk di xew si dëkk bi soo ko xoolee like nobody knows what's going on koo dem si kii mi ne xamut kii dafa xëy suba lekk cere ba suur mu joxe order bi nii loo xam ne ni affaire yi military la kale xëy suba joxe affaire yi liggéeyi police kenn du xam boxowee geen bi police yi ñu ngay jaay the way they arrest people the way they conducting their investigations, you know, the way they're conducting their patrols. So at the end of the day, no more demee mooy problème mooy xaw rek soo tasee ñoo xam ne dañ xam seen droit yow yaa ngi yónni ñoo xam ne ni xamuñ seen droit yaa ngi yónni ñoo xam ne ni xamuñ naka la ñoo enforcer law bi and I believe tamit also has to do with violating people's constitutional rights, which I am seeing all over. So creeping militarization daal basically si gàttal mooy ne nga jël police yu am seen mindset in a way ne foog ne ñoom ñooy military da pare tamit ñoom seen ennemi ñoom ñoo nekk citizen si daal si gàttal. Interesting. Loolu am na solo and loolu dina ma yóbbee ci li nga xamante ne yàgg nga ko wax ci sa analysis yu weesu ci mbiri doxalin sécurité ci réew mi of course jàpp nga ne ñoom dañ gën a focus ci lu leen di yokk ñoom personnel seen jëmm daanaka fàtte actually li ñu war a focus pour gis ne sécurité bu baax bu efficient ak bu effectif am na pour ñu mun a xeex li nga xamante ne mooy wàllum criminality ci dëkk bi so basically li senior officer bi wax daanaka dafa mel ni ci article li mu fi binda dafa mel ni li nga xamante ne li nga yàggaa wax la te dafa mel ni dafa jafel tamit pour ñu gis ne pour ñu mun a xeex crime ci dëkk bi mu gën a nekk jafe-jafe ci réew mi su ma la déggee baax soo sa jàngat bi. waaw definitely because soo ko xoolee soo gisee ba léegi Gambien si mënuñoo understand ne police munta stop crime. Police munta solve every crime because of the fact that the way Gambia police force is approaching crimes and the way they are communicating to the people. Xam nga soo gisee man ñu bëri dee fan yoo bëri affaire gis loo bu ñu ñëwee as si union bi especially si driver sector bi ñoom they are used to ku nekk ñëw wax lu ko neex ku nekk di wax naan waaw because member la so lu ma neex laay wax understand nga without understanding that everything you do there's a structured system, right? So at first difficult on na why because of the fact ne ñëwuñ pour impress or pour wax la li nga bëgg a dégg or pour lifin la so mujjee gi nu mujjee ñoom ñëpp understand hey okay you know what this is what it is, this person is kind, this person is this, but there are rules and regulations. So one main guy net I mean justice for all lu mën a fix cases yëpp the only case justice for all mën a fix mooy su nekkee ne yow dañ la not dañ la jaay waaye yow tamit just because am nga justice for all sa gannaaw doo dem tamit di tooñ so mu jéegi after ñu ñëpp a understand ne hey man lu ma nekk si yéen yoon su ma tooñee ñii duñ fa ñëw xam nga loolu dafa tax nit ki gën a understand so soo xoolee ni ñoo approché situation bi si Gambia mooy it's all about status and I believe ne kii gisaguma article bi nag waaye I believe ne this is what this person is trying to say yeah because soo xoolee
Gambia benn ñaar ñu gën lu ngeen def li ñu ngeen def li are they doing it correctly? For the most part, no. Like this patrol, joint force patrol, whatever, Wow. right? During the day, how do you go to somebody's house, somebody's place? And I'm seeing this during the day based on their pictures. Yaa ngi dem decide nañu si bunti kër yi di dugg si biir nit ñi dugg seen place yoo xam ne you need a warrant to do that. The only time you don't need a warrant to do that mooy ne comme su nekkee ne let's say nga ne okay area bi dafa am criminal activities. So what you do mooy you try to infiltrate that area. You gather more several times you gather more evidence and then nga jël evidence boobu noonu yóbbu ko si judge. Then judge bi gis ne okay lii ñi am nañ probable cause pour ma issue a warrant. Everything you have to be professional. So warrant boobu noonu because musuñ luwaay. So judge bi su signé warrant boobu noonu then nga gis ne yow mun ngaa dem raid that place anytime. Right? Why tamit dafa nekk si area si yow fooy am mooy warrant bi lum describe. Another reason li nga wax mooy ne comme su nekkee ne I think is assistant superintendent or superintendent if I remember correctly moo mun a joxe order boobu noonu mun na ko bind si loxoom bi sax su suspect that there is a crime going on. Waaye comme stop and frisk yii nii di téye stop citizens yi decide nañu anytime. Like for example, one of the reasons why it's important to do a patrol late night mooy I think recently I saw a video I think démb la xaw ma ñu ngi jàpp koo xam ne ni around 4 a.m. waxoon naa ko fi 4 a.m. sooy patrol nga gis kenn mu ngi walk around si area boo xam ne ni at odd hours. Yes, yow police officer bi lu waa jonoon doole pour nga respectfully stop the person but nga approach the situation with caution. Léegi dama gis police ni ñoo sàccee nit ñi sax ni ñoo demee sax. I gis ne yow xamuloo na kooku riisa mu si poosam yow all you focus on mooy xaaral ma gaaw I have the camera behind me seen na kii am na drugs, right? Yow xamuloo na kooku daf di use drug xamuloo na kooku noonu daf di use drug yoo xam ne da ngay péngu sa boppam ngi bàyyi péngu bi si lu mu use ba pare si poosam bi xamuloo na am na riisa yow kooku mu ngi am feebari AIDS nga dugal sa loxo bi so low gloves, right? So evidence boobu noonu you're tampering with evidence. So all these things are things yoo xam ne ni moo laa woon ne kii lu mu wax ni we focus more on status than actually doing the job right. And wax naa ko fi any security minded person koo xam ne ni xam na liggéey security su gisee liggéey bi rek dina xam ne ñii dee not doing it right. Okay. Anybody. Because xam naa xëy na su ma ko waxoon first time ni ñaay woon kii dafa foog ne moom rek moo xam everything but gis loo man lu ma fi wax yàlla daf dee def keneen day ñëw verify ko gis loo Ousseynou Bojang kesam bi tamit ba léegi fàttewuñ nga ñu ngi ko toppa bu njëkkee ñëw lu gars yi di wax waaye Mr Faye xamul dara nu moo suñu sécurité bi nii ak nii waaye mujjee gi nu mujjee di whole Gambia koo xam ne ni sax xamoo lu sécurité sax mu ngi am doubt si luy xew si kees bi lu ñu waxoon gars yëpp si beginning bi moo nekk di xew si court houses yi. So this is one of our problems. duñu mën a dem kanam because everybody is trying to get credit. Da nga gis nga ñëw sax maa yow xam nga ne man even si family sax xam nga ne man lu ma def dafa njëriñ family bi de waaye yaa ngi try pour shut ma down because bugguloo ñu ne man maa ko andi. So there is no communication within our security sector. There is no structured system boo xam ne ni nañ mën a use loolu pour deter crime. All right. Interesting. Now in the yaa ngi wax léegi lu interesting ne ñu ñoo opération yi ñoo def ku xam security would definitely na xam ne lu ñoo def am na lu bari lu manqué te xëy na du noonu lañ ko waroon a def but in the eyes of many Gambians ñoom dañoo gis ni okay the joint operation police the army and maybe the immigration sometimes even the prisons ñu boole leen ñoom yëpp ñuy wóor to many that is a great move mun nañ ko gisee noonu. Yeah, te in as much as loolu mu ngi xew loolu mu nekkul di stop the crimes yi nga xamante ni ñu ngi ko gis ci dëkk bi now na mun nañoo wax ne the good approach would be ñu dooleel police bi empower leen pour ñun ñu def liggéey bi ni ñu ko war a defee wala capacity building mooy dooleel leen pour ñu gën a am xam-xam bi moom mooy the best approach wala nan nga foog ne noonu lañ ko war a mun a doxalee pour ñu gën a augment nu ñu opérer. waaw jërëjëf laajte boobu am na solo trop because soo ko xoolee another mindset buñ am mooy okay let's just say ñu ne arrest nañ diw but then suñ ko prosecuté ana case boobu noonu
So how are you going to use that particular crime for general deterrence? Nga dafa am general deterrence and specific deterrence. General deterrence mooy won ne yaa ngi won nit ñi yëpp ne yow lii soo ko defee lii moo laa dal, right? Yeah. So xanaa recently rek I guess ñi ngi déglu ma gis ñi ngi wax ne okay secure neen a conviction, right? And then not only that time, another issue mooy ne yow muy enforce loi bi yow yaa nekk di break loi bi. You understand? So how do you do selective enforcement and selective justice? Ñaata police ñoo fi def ñoo fi commit crimes. Fan la case boobu mujjee fen. Always ñu ngi try pour behind closed doors. So how do you expect to protect the integrity of the police force? Wax naa fi gars yi ne America ñoo fi gën a corrupt. Waaye li problème mooy su demee bi feeñ they will not compromise because ñoom they understand protecting the integrity of a police force. So ko deful rek da ngaa taal dëkk bi. Dëkk yu bëri lii moo leen taal. Waaye soo ne rek man maay IGP man maay président fàtte ne yow gannaaw yàlla nit ñaala fa teg. Xoolal dëkk yi yoo xam ne ni bu Guinée Bissau président bu doon jaay dof naka la mujjee. Xoolal yeneen dëkk yoo xam ne ni ñoom finance minister bi ñu ngi ko riitee si biir dëkk bi ak taati neen mu ngi dugga si géej bi and stuff like that because ñoom at that time power bi dafa dugga seen bopp bi nga xam ne foog ne nit ñi dañ leen ragal. So at the end of the day kuy lead maa tey always sooy daanu da ngaa daanu maa tey. This is our problem. Understand nga so the issue nekkul ne comme jël di dem di wóoraaru rek. From a law enforcement standpoint, you have to create this psychological fear from people. You cannot stop crime, yeah. You cannot stop corruption, yeah. But am na measures yi nga how many soo yar sa doom rek nga sa doom doo ko mën a tere def lu bon dëgër boppa. Waaye at some point am na ni nga defee waxuma comme nga dugal fear si boppam bi yoo xam ne daf laa dem ragal o xamul lu mu déedéet. danga ko won ne you know hey I love you but I'm not gonna take your shit, right? Vice versa your spouse either sa jabar o sa jëkkër won ko ne dama la nopp waaye hey look there are certain things there are boundaries. So ñun loolu lañ amut si Gambia bi because everybody is trying to get credit for something loo xam ne so you're not doing it right. Recently gars yi commencé nañ di change nanka because like I said dañ dee wax ne duñ dee déglu de. I'm pretty sure that you get the because some of the things that they are doing, you get change things. Like for example, JK rek yakam guy ñu la press ci dëkk bi nga ñëw di joxe press release boo xam ne ni sax yoo xamuloo boo xobee génn bi di insult the intelligence of the Gambian people. So it's not about just wuraaru di wane ne hey look ñu ngi def li it's about doing it right. Don't nekk samba ala comme because the best way I can put this mooy ne nga nekk kilifa boo xam ne su génnee si biti mu ngi wane ne look dama bëgg sama family di may si biti di def li but behind closed doors sa family ñu ngi torox. So you're not doing it right. So how do you expect your family to understand you? How do you expect your family mu respect la o mu jox la cër bi nga foog ne loolu la war a jël. So nii la gars yi di doxee si Gambie and as long as bàyyi woon di doxee nii wala di xaar so-called foreign expert ñu ñëw du ñoo wax naka la ñoo toogee suñ cin du dem because I keep telling them in this modern world nit ñi soo gisee ñuy ñëw di joxe loxo beneen loxo bi lañ laa jox ñu ne ok dañ ñëw pour train la waaye beneen loxo bi ñu fa téye paaka from an intelligence standpoint let's say tubaab yi ñëw si suñ dëkk bi ñëwuñ fii they don't care about us dañoo ñëw pour xool yow la nga am sa dëkk build that relationship for when they need you, when they need to invade another country, or maybe at some point they have resources because there are resources in our country. They have dysfunctional government, right? With you have many money to figure out, right? So let's just say nga invite ñi suñ dëkka nga one guy ne amuñ lale nga one guy suñ secret. In the future ñu dem find out ne am nañ oil. Yow gis nga tubaab nuñ dee mel si oil su oil amee dañoo create système boo xam ne ni use nit ñi ak seen sa own nit ñi against you loo xam ne ni nekkuloo di koo def ñu create d'après ñu ñëw fay beneen lifin mercenary club pour ñu ñëw jaxase dëkk bi nañu mën a ñëw am access to your natural resources. So léegi yow gis nañ lu xew recently in Iran. Exactly.
So Iran no, it's a systematic approach right there. That's the oldest trick in the book. I'm not group yoo xam ne nii si sa dëkka kontaan nañ. Those are the people that they use. You invest in them because xam nañ ne mënuloo attack Iran directly. So what do? They create a distraction. So they create a distraction ñu andi chaos. Venezuela naka lañ génnee président bi. Venezuela, they have over 30 million people in the country. Yo, fangane just few aircrafts muna duga si deka women no ñoo xamné ni they are trained duga ñu kidnap sa president gena. No, they use people ñoo xamné they are power hungry. These are just things so xamné it's not just enforcing laws but using your head to analyze, assess and anticipate. So now is that wow. So ñi suñu deka yo nga jox gaay ne amuñ la ñoo gis ne okay bëgg ñu régime bi ni because at some point let's say leader bu digger boo xam ne man defal li man la no, you're not gonna dictate what we're gonna do. This is our country. What do you think gonna happen? Da nga use the same intelligent bi nga am before years ago nga ñoo create chaos bi dëkk bi. Turn my people against me. Comme lu gars yi wax rek comme su gars yi defee seen nonsense ba affaire si backfire nit ñi mer ñu ne waa politiciens yaa nekk si gannaaw nit ñi. But then you had the opportunity to do right. Exactly. So this is the problem. They think being a law enforcement officer or intelligence officer is about sol uniform, you like yes sir all day. So this is our problem. It's not about patrol the param. It's about doing it right and effectively. The press su ko defee keneen na real na xam ne hey look ñi ngi def seen liggéey dëgg la mënuñu solve crime waaye ñu ngi put measures yoo xam ne nii still comme generation bi su mënta solve crime bi nii next generation su ñëwee nañ ko solve through DNA analysis and things like that. There are smart people in the Gambia. tubaab bi lu ñu def mooy every year or every 5 years dañ dee oo nit ñi fii comme time boobu yaa ñëw nu mu doon def bu mu na ut sëriñ anga time bu daf day ñëw def festival di andi sëriñ yi ñuy reyante foofu noonu ñoom nañ fa ne loolu it's a festival. No, moom that was his way of looking for somebody koo xam ne ni sëriñ bu baax la nga soo dajale sëriñ yi yëpp nga gis kii ñëw faxas ñëpp si ban sëriñ ngaa dem du gis nga sa sëriñ bi ngaa dem. So this is how it works. Every 5 years dañ war a andi smart Gambians yoo xam ne dañoo ñëw we have smart people ñu xool lan lañ mun si IT department bi si ñoo xam ne ni ñu si beneen field ñu seet naka la ñoo empower gars yi su ko defee mu des si dëkk bi instead of ñu always yónni our people out. America UK moom moo leen colonize comme ñun Gambians si rek waaye xoolal America ñëw na bañ ñëw dominate gars yi bañ ñëw léegi nga xam ne sax dafa wax gars yi lu ñoo def loolu ko waral hard work and not bañ a depend on people. This is our problem, Mr. Kante. We will never move forward as long as ñu nekk fii di xaar nit ñëw dimbale ñu or defal ñu la. All right. Thank you very much. I know let's stay with this security issue or crime issue in the Chidekabi, especially with the recent issue am ci benn nightclub. But balaa loolu I'll bring on Mr. Sen. Mr. Sen déglu nga Mr. Faye ci analyse bu mu def ci mbiri karange especially ci benn bindkat tamit bu binda ci mbiri suñu military bi te dafa mel ni ko Mr. Faye waxee mun nañoo wax ne daal magum waxoon naa ko la du magum xamoon naa ko he have said it before te daanaka lim wax kii dafa ko ñëw fekk ci loolu gën a déggal ci lim yaaga wax dafa mel ni daal suñ kaaraange gi mooy sécurité bi du bari nañ ko doxalee am na lu des te gars war nañ ko mun a jubbante waaye dafa mel ni dafa jafe la donte ne mu ngi wax dégg bi ci suñ kilifa yi dafa mel ni dafa xalaat jafe ci ñoom loolu nga jàpp ne moom mooy problème. waaw jërëjëf Mr. Kanté jërëjëf Mr. Faye ñu leen di jaajëfal beneen yoon jaajëfal askan wi nga xam ne jamono bi lañuy teewlu ci programme bi nga xam ne dafay faral di ñëw Sunday bu jot di waxtaan ci tolluwaayu réew mi ak xew-xewi jamono. doon loo xam ne nag am solo la comme ni ko Mr. Faye jàngatee rek mbir moom bu nekkee ne yaa ngi koo doxal am ci ñoo xam ne yàgg nañ ci àddu di ci fasal te ñooñu seen xam-xam màcc ci mbir ma mooy li ñu wax mu doon loo xam ne luñ jàng la ko for waaye dafa doon loo xam ne luñ gëstu loo xam ko yaakaar naa ne ñooñu su nekkee ne ñu ngi àddu di wax wareef la ngir yow mi nga xam ne yow lañ dénk ngay seetu lépp luy doxal mbir moomu pour ngay bàyyi xel façon
masse googu noonu yaakaar naa ne su ko def rek dina la jàppale lu bëree bëri loo xam ne amaana mën na la ko mën a dimbale ci liggéey yi nga xam ne yaa ngi koy def te merci Mr Faye gi tànk yooyu la taxawee ci dëkk bi rawatina wàllum karange gi nga xam ne saa su ne mu ngi ciy yëkk ci ay kàddum ci jamono ji karange gi mi nag nam bindoo ñëpp gis nañ ko ak yenn ci ay mbir yi nga xam ne ñu ngi ko nemmee ko ci réew mi te amaana nam waroon demee ak nam nekk di demee loolu doon na mbir moo xam ne ñu ngi cee nemmee ko wàllum jafe-jafe kon loolu bu nekkee ne mu ngi àntu wareef la ci ñi nga xam ne ñoom lañ dénk ñu seeti boobu le wàll gën nañ fexe daal di gën a topp doxin maanaam bu nekkee ne ñu ngi def mbir moo xam ne amaana nañ koy defee dëppooxul ak nañ lañ ko séntoo pour ñu war koo defee noonu la war mooy su fexe gën cee deltu ginnaaw pour gën cee amal gestu gën cee xóotal xam-xam amaana bu ñu ko defee daal loolu dina mën a fànk lu bëree bëri loo xam ne amaana dina ci jur ab loraange waaye bu nekkee ne ñu ngi def mbir yoo xam ne ni loolu gënul ci réew mi gënul ci kaaraange gi biir réew mi dafa doon loo xam ne dëgg-dëgg loolu comme jëm kenn xamul ko te ñi nga xam ne ñoom lañ dénk ñuy surtout wàllum kaaraange gi biir réew mi ak borom ndombal tànk yi nga xam ne ñoom loi yi réew mi jox nañ leen doole pour ñu war a jël ay dogal di ko def wareef la daal ngir façon yi ñu mel Mr Kanteh pour nañ cee àddu ca lam gën a gaawee maanaam wax def ci ca def ba muy teel wax ci ca ba muy teel bu nekkee ne mbiral mu ngi xew ñu ngi ko dumoyu di ko ignoru ñaare loolu la mooy jur mun naa indi jafe-jafe boo xam ne amaana bu tàmbalee pour loolu nga saafara ko dina doon loo xam ne dafay jafe kon am na loo xam ne daal ñu ngi ko gis mu ngi doon loo xam ne mu ngi tàmbale di yor dëgg dafa doon ay mbir yoo xam ne daal nag lu ñu war a gëstu la tey du war doon solo loo xam ne dañ ko war di caaxaane parce que kaaraange moom dafa am solo lool ci réew bu nekkee ne mu ngi dafa dëkkee ñu ngi fa seen kaaraange tàmbale di am jafe-jafe wala réew moomu anam ki nga xam ne noonu lañ nekk di saytu wàllum kaaraange ga nekkul anam boo xam ne des naa gën di mucc ayib réew moom dafa mën a ñu fa dëkkee daal ñu ngi dëkk ci dëkkin boo xam ne dëkkin bu tiitlu la dëkkin bu raglu la te loolu ñi nga xam ne ñoom lañ ci mën a bileem mooy ñi nga xam ne amaana bu nekkee ne loolu amaana lépp lu ci mënta xew xëy na ñu ci war a mën a duj baaraam bu tuumaal wala joxal nañ ci baaraam bu tuumaal mooy ñi nga xam ne ñoom lañ dénk ñuy seetu wàllum kaaraange gi lu ci gën a am solo daal borom xam-xam bu nekkee ne mu ngi fësal di àddu loo xam ne boo ko dégg nga xam ne kii mën nekk di àddu nii dafa métti seet am doon na loo xam ne xam-xam laay fësal xew ne dafay tëb rek di àddu di wax kooku baax na bu baax baax nga koo bàyyi xel parce que nit moom doo ne lépp yow da nga koo xam ci lam xam ak yow li nga xam dafa wuute am na ñoo xam ne tamit liñ jàng ak seen xam-xam comme toll wareef la pour ñu leen di bàyyi xel bu baax a baax di leen déglu amaana suñu ko defee rek dina jàppale réew mi jàppale ñoom seen liggéey bi nga xam ne moom la leen dénk sax ngir daf ko gën di yombal pour askan ñuy simtu ci ñoom pour ñu des ko war man di taxawee tënk daal matukaay yi sa war daal nañ ko jël ca ba muy teel waaye bu ñu xaar ba jàng ji dem ñu topp ca watatu di dóor bu ko defee da ngaa gis ne loolu weesu na ba noppi te loolu yaakaar naa ne surtout lañ dénk nit wàllum kaaraange bi gën a nit sant interesting am na solo surtout ci mbiri xam-xam bi nga wax jàpp naa ne loolu dafa am solo te xam naa ne suñu kilifa yi surtout ñi nga xamante ñoo responsable wàllu kaaraange réew mi saa time ñu gën a bàyyi xel ñu mel ñoom Mr Faye ak ñeneen ñi nga xamante ñu ngi wax parce que jamono dafa changé jamono daf mu ngi dox lu doon xew ci jamono jooju ak léegi dafa wuute Gambia bu doonoon démb ak Gambia tey jii dafa wuute te li tax ma wax ko xam naa ci kanam tuuti dinañ ci ñëw ci firnde yi kon ci doxalin bi ci lëkkaloo yi ñoo gis maa ngi ko wax Mr Faye léegi ci diggante suñ police bi ak army bi ñuy génn di wër réew mi wane ne dañ ngay fexe génn pour kaaraange léegi-léegi nit ñi mun nañ koo gisee ne loolu yokkute la waaye mun ko jàngatee dafa mel ni loolu doxalin bi war nañ ko seetaat loolu tamit nekk na beneen mbir Mr Sène ndax jàpp nga ne boobu tamit surtout police bi war nañoo mun a gën a bàyyi xel wala soldat yi tamit seen doxalin parce que seen responsabilité ci niñ ñu ko waxee bokkul waaye léegi ñu xala boole seen ay doole pour def opération waaye di tax ba léegi ñu ngi gis lu ñoo gis ci dëkk bi ay crimes yi dafa mel ni mu ngi gën a bari est-ce que tamit loolu nekkul lu ñu war a mun a seetaat. waaw loolu yëpp dafa des ci xam-xam bi rek mooy xam-xam bi nga xam ne amaana bu ñu nekkee ne gën nañ koo yaatal gën koo gëstu da nga gis ne seen liggéey bi nañ koo defee daal dina gën di mucc ayib waaye bu nekkee ne ñu ngi def xam dëgg moo xam ne saa su ne ñu ngi ko def di ko rippi te loolu amul benn soppite boo xam ne ñu ko def
ak lañ daan def loolu dafa mën ne mbir mi am na fu problème am mooy am na fa jafe-jafe am te jafe-jafe nag bu nekkee ne am na la war mooy war ngaa xool lan mooy war a doon solution bi mooy jafe-jafe boobu lan moo war a doon la koy saafara waaye bu nekkee ne loolu gën naa continuer di am yow la ngaa def yaa ngi ko gën di continuer di def te amuloo benn képp doxalin benn changement boo xam ne yaa ngi ko gis ni nga doxalee su dëgg-dëgg wareef la ngir nga deltu ginnaaw ci li nga xam ne yaa ngi ko amal mbir mi daal boo ko xoolee bu baax a baax Mr Kanteh maanaam xam-xam bi daf am solo maanaam nit ki lépp looy def rek ci àdduna war naa doon loo xam ne nii yow li nga war a xam la maanaam sa xam-xam daf ci war a màcc waaye bu nekkee ne yow li nga def amaana xëy na da nga ko gis beneen réew mu koo def ngeen yow da nga koo def te amaana ñun nañ koy defee ak fañ jaar ba di ko def yow jaaruloo fa yow soo ko defee rek loolu foog mu indi ay jumte yoo xam ne dinañ ko gis ci biir te loolu si jamono gi moom lañ tàmbali di nemeeku muy yenn ci ay jéego yi nga xam ne ñun dénk ñu surtout wàllum karange gi ci ba ñu ngi ko amal te léegi seen liggéey bi nañ koy amalee ak askan wi nañ ko doon séntu ci ñoom léegi dañ ci leen nemeeku wàllum jafe-jafe ak deltu ginnaaw boo xam ne ñu ngi ko amal kon xam-xam bi daal gën a gëstu gën a farlu gën a bàyyi xel bu baax a baax ci ni ñuy liggéey amaana su nekkee ne loolu ñu ngi ko def mun naa leen di jàppale bu baax a baax ci liggéey nga xam ne ñu ngi ko amal waaye si loolu su nekkee ne gën naa continuer di wéy te ñoom coppañ doxiñ kon dëgg fu réew mi daal fa mu jëm daal kenn xamul ko te wàllum kaaraange moom dëgg-dëgg dafa doon loo xam ne waruñ koo caxaane ci réew maanaam daal xam-xam bi daal na gën a màcc man loolu laa jàpp ne amaana su nekkee ne loolu am na te lu ñu def xam nañ ko xëy na copp doxin dina am maanaam jumte yi nga xam ne amaana dañ ko daan amal seen i liggéey bu nekkee ne loolu yëpp mënut a jeex sax waaye amaana wàññeeku dina ci am te loolu bu nekkee ne gën nañu def rek improvement dina gën a am ngir ñu mën a xam bu baax a baax ñoom fan la ñuy teg seen i tànk ak nan lañ fas yéene liggéey ngir saytu askan wi ci biir dëkkin ak seen i am-am di segante jërëjëf dafa mel ni doxalin bi su ma la déggee mooy war nañ koo seetaat ci ni ñoo taxawee ak ni ñoo doxalee pour gis ne mbiri kaaraange ñu gën ko ñoŋal ci réew mi parce que nag jàmm ci la lépp xaj ni ko gars yi di waxee su ko defee ñu gërëm la ci jàngat boobu am na solo Mr Faye dinañ move on ci mbiri ba léegi security and li nga xamante ne mooy crimes gis nañ bu yàggul tamit siiw na ci biir réew mi wala fees na am na benn shooting incident bu am ci benn night club fale ci Fajara tax na nit ñi tamit addu ci lu bari wax ci lu bari police bi tamit bu joxe nañ ci update ak yooyu ba lu mel noonu tamit mu ngi xew ci réew mi alright daanaka bokk ak li nga yàgga di wax ak luñ doon waxtaane tamit léegi nii waaye lan nga foog ne moo waral ñuy gis léegi nit ñi ñu ngi commencé di gën a am ay jumtukaay wala ay fetel surtout nag lu mel ni pistol ci dëkk bi dafa mel ni mu ngi commencé di bari te loolu lu fees la yàgg na amoon na bi fo waaye bii tamit benn la ci boobu waaw jërëjëf mooy waral ne rek comme may jaajëfal Vice thank you for that analysis Mr Kanteh xam nga sa kër sa doom yi ku jot def lu ko neex so especially borom ñaari jabar yi ñetti jabar yi right su kii defee dara ñëw duga there is no control no structured system in everything you do is very important and then everything you do should be guided with by principles and when I say principle waxuma la ego ak pride de loo xam ne ni moo tax ñu ne loi right waaye soo amee dëkk boo xam ne ni some of our security forces they hide behind the badge but they are criminals right am na moo demee ni seen fetel yi ñu ngi ko joxe seen mbokk yi dem def loo xam ne nii understand nga soo mujjee lu ñoo def mooy da ngaa cover up doo nangu nit ñi xam ne fetel boobu noonu si suñ own security forces la jógee ñaareel bi people soo amee dëkk boo xam ne nii or dysfunctional government boo xam ne nii xamuñ naka la ñoo contrôler suñ borders yi either suñ airport yi or suñ port yi ak or suñ through comme border yi nii lii la rek because people are smuggling weapons people from Europe they're smuggling weapons in because wax naa ko fii guys years ago may la ne if you do not do something about this suñ andiwul système boo xam ne nii nañ mën a regulate affaire yi people will start to bring in weapons to protect themselves
man dama lay dégg nañu di laajte booy xamuloo ko am fetel ba mun a naka laa ko yóbbul Gambia. There are so many ways you can take guns to the country, right? Nit ñaa ngi ko def. Xoolal time yi yaay ñëw sa sécurité lu mu tight weapons yu gars yi smuggle foofu noonu. Understand nga? Yeah. Like this foreign vehicles tamit ñoo xam ne nii duñ dee check gars yi su gars yi takkee seen bagage yi from their country to the hearts of our cities. Lii yëpp mun si. So it all brings back to brings us back to lu ma nekk di wax rek. There is no structured system ku ñëw pour def lu baax ñu ne dañ laa xeex yow soo nekkul soo supported current administration ñu ne yow doo Gambian yow loo wax amul njëriñ right loo wax ñu ne yaa ngi xeex kii yaa ngi xeex kale xoolal suñ diggante ak general transport union ñu ngi ñëw di def loo xam ne nii it's gonna benefit ñoom sax seen members ñu fa nekk sax dafa benefit gars but they would still focus on pleasing somebody or protecting individual interest over ñoom seen own interest ak seen njaboot ñaata nit ñoo nekk di torox si transport sector bi ñaata nit la foreign vehicles di tere liggéey si biir liggéey what still di nga ko def de because of individual interest moo tax ñu ne your mind should be stronger than your feelings because if your mind is not stronger than your feelings da ngaa nekk sa sëy sax ku nekk di laa control ku nekk mu laa wax lii ak lii ak lii ak lii da ngaa this is not just the government, bro. This is happening in our own homes, like in our homes. Like gis ko xamne ni gis nga ne yow li sa family nu mo démé arranger wut la sa family nu mo démé muy create problems there but because of individual interest because people hurt somebody's feelings they can compromise the happiness of your family or the freedom of your family. So enforcing laws it's beyond just sol uniform look good or like an angle you set like hey ki jamana you have to know the job man you have to know the job because soko xamul rek li xew mooy danga disaster mooy am rek dara du correct te loolu mu nekk yow suñ dëkk bi fetal yi nii waxoon naa ko gars yi ma people will start to use guns to commit crimes ñu ngi caaxaan police yi attaquoon before cases yooyu ba léegi solve guñ ko any serious nation la explain ni de nga attack a law enforcement officer especially our stations bro police station la ku dem ba am sañ-sañ bi mun a attack police station ba gaañ suñ police officers yi boy case boobu ba léegi solve loo ko what are you telling people ne amuñ lii amuñ la ne so après nga am I have nothing against foreigners nga am foreigners ñoo suñ dëkka ñuy control suñ own nit ñi comme Turkey dëgg la they partners but ñun our definition of partnership du partnership slavery la because partnership buñ munti dugga booy ñooñu ñoo dee gën a njëriñoo partnership boobu sax dan ñun so this fetal mu ñëw ni it's just the beginning you cannot stop this but you can put measures in place ba nga xam ne da nga koo gàttandu because soo ko deful rek da nga ñëw mel ni America comme noo ko waxee because of the fact ne yow ñooñu yaa ngi ko bàyyi ku nekk am ngay def lu ko neex comme li ma di wax rek driver si yaa ngi gis sa kër problème mu ngay xam de happen de nga koo ignore di ko ignore ba mu àgga foo xam ne ni it's beyond it's beyond point boo xam ne nii sax mun la ko sof waaw nga ñëw di stop nit ñi di play blame game instead of nga stop ko fu mu commencé stop loo ko rek nga ñëw di raay affaire yi di worry about ndax soo waxee dañ laa daaxa soo waxee li président daf laa daaxa because arrangé wut ko xanaa président Barrow moom suñu dëkk bi xanaa AGP moom suñu dëkk bi so this is our problem it's gonna get worse it is gonna get worse every day because people tamit they need to protect themselves doon rek waa police moo mun a def lii because ñoom mindset boobu la ngay am waaw police moo war a def lii but then yow nga ne yow yaa war a provide sa famille dépasse but dégloo di génne dépasse nga ne yow sa famille duñ dem uti dépasse pour feed seen boppa xam nga yow mi sa boppa jaama sax doo ko am sa kër so this is our problem the problem mooy every day mooy ne mënuñoo defal suñu boppa dara last week wax naa ko fi balaa nga ko xam nga ñëw Amérique o yeneen dëkk yi Amérique fii yaay dem ma ñëw sa kër gis fa dara ma dem jënd exactly the same thing li nga am sa kër
nga gis kuy def business ñu la defal li baax na ñu bari moo tax ñu fail fii in America da ngaa ñëw ñu la defal noosin xaalis la fii de lii ak lii yow xam nga ne nar a óor yàlla ne sa bopp bi neexul nar a óor yàlla ne mënuloo ri nga dugal rek di post maa ngi dem school noosin di sol sa noosin gown yooyu noonu all that stuff di ful sa bopp ñu bari 2 years later 3 years later ma jox la benn exemple personally man ma ñëwee dama ñëw pour study man I came with a student visa man maa njëkk a ñëw benn boy moom bu mu ñëw gars yi mi ne ko ay demal noosen ana saa demal defal lii mu gis man ma dem stop because man I was an international student so lu xew mooy man ma stop because man xam naa suma boppa I wanted to assess to see because man lu ma def dama ko def because this is what I want to do dama ñëw pour def accounting then ma ñëw switch ma ne xaaral let me settle to figure out what I want to do so moom mi ne ma ne yow doo delluwaat school mi nga xaalis bi because I did not impress him I did not even try to prove him wrong ne xaaral ma gaaw dellu school woon kii ne damaa dem imaginal moom ñëw na 2 years bu mu spend school yëpp yaa xaalis boobu yow noonu because nit moo ko defar li mu ñëwaat man ñëw naa ba graduate you see how important it is to be mentally independent yeah so more than man la ñun suñu dëkk bi lii mooy suñu problem I'm giving you all these examples to one and ñun we have long way to go ñu behave like 18th centuries et pare kosi wax ñu def li mu laa wane waaw man yàgg naa lii maa ngi woon si UN maa ngi woon lii te ku dem sax they were just there pushing papers I'm serious da nga gis ku dem UN ñëw mu dem benn 1 week course si FBI te FBI bi fii niñ ko fogee it's not what it is ñoom ñoo fi gën a useless but the thing mooy ne they are guided by loi yi dëgër yi nekk si dëkk bi yëpp a korop waaye da nga gis ne loi yi nekk si dëkk dafay ragal boo gaay yeah definitely and put dëggal li nga wax ni talking about the so-called technocrats that we have in our country or in a system it's and sometimes you wonder ñun lii ban façon xam-xam lañoo jànga because you know you the layman out there you feel like this is not my domain but at some point ñoom buñ defee you feel that they could have done better yow la in your own xam-xam li nga xam this country should have been at another level but imagine since ñun buñ amee independence to date it has all the ñu jàng yi ñoom ñoo nekk di yore réew mi and people are still worried lan mooy problème bi I can tell you the problem bu dog la the problem mooy ne everything is dañ foog ne everything is black and white in life doolu gis tubaab bi su ñëwee lu ñu jàngal rek ñoom dañ ko jëlee straight from the book gis nga man what I went to school for and I'm still doing independent studies to méngoo ak jamono right so da ngaa jël lu ñu la jàngal nga jël ko toogal ko nga use ko as a foundation school is like a foundation use it as a foundation but then yow sa determination moo la ak sa loo xam ne nii moo laa wane ok nga jël ko ok kii fii la am kii xamama fii la am yow xaaral ma jël li defaraat ko ma defaral suma own way of doing things Gambia bi mënul loolu like for example there was one of my yearly refresher training bu ñu def am benn military officer bu gis nu ma tëddee maa ngi firi suma tànkay maa ngi fetal mu ñëw mi ne may suma tànkay suma benn tànkay bi dama ko war a def strong ñoom British ñu leen jàngal mooy jël sa benn tànkay bi aj ko si beneen tànkay bi di fetal ma ne ko waa léegi in a real situation suy fetalee sa tànkay bi nag naka nga ajee beneen tànkay bi si beneen tànkay bi you see what I'm saying right there so nga am tamit si when it comes to close protection video bu ma postoon nga kii mi ne waaw nga def 5-5-20 how ma naka but then the situations are different because they're always ready or so quick to prove you wrong waaye xamu ne ñoom at the end of the day ñoom they're gonna make themselves look like a fool so this is our problem dañ foog ne loo jàng gis loo suñu lawyers yi si dëkk bi soo demee court dafa mel ni dëcc kenn du challenge magistrate bi kenn du challenge judge bi
lu jot wax rek loolu la da ngaa gis ne case dafa am sa high profile case yi nii ñun bu ñëwee si case yi Ousainou Bojang yi lañ xaw a change things sax because war nañ gars yi ne every chamber boo dem da nga war a am sa private investigator pour mun a dem investigator state bi lu ñoo claim ñu bari tey ñi ngi prison ñi ngi amoon lawyer soo gisee ñu convict gars yi because of the fact lawyer bi xamul liggéeyam because dafa foog ne dañoo dem they only go by what the state presents ñu commencé di ajoon rek ajoon dama war a read non jëlal evidence yu andi nga dem ut experts that's what people do here law firms yu nekk fii nii dañu am seen own investigators ñoo xam ne nii ñoom ñooy dem lijjanti lu state bi claim ñu andi seen own experts you try to create doubt in the minds of the jury or the judge. This is how you work in the Gambia. But you know, what in law school from Gambia, right? I'm a lawyer. Legally, nga gis lu lawyer boo xam ne nii sax xamoon na sax criminal lawyer la wala civil lawyer la wala financial lawyer la ñoom lawyer nga rek lawyer nga. So this is our problem, bro. This is the problem. Pour yokka li nga wax ni rek what the problem is. That's the problem. Because mënuñoo defar suñu bopp dara. Dañ foog ne every life is about black and white. Fàtte nañ ne lu ñoo wax situational awareness insecurity li nga traîner comme xam nga soo jàngee karaté yenn xëy yi soo xëyee doo am time pour def li yow li nga train so foog nga train sa mind bi pour adapt ne hey ok situation bi lu ma jànga dégg la fii la waaye kii ñëw nekku du ñëwee nii so I have to use the foundation of my training and yokka fa dara nga mun a make sure ne dinaa protect suma boppa so this is our problem with Gambia. We cannot do anything for ourselves, bro. ñaata nit nga dégg ñu laa wane kii laa xaar nañu defar lii kii laa xaar mu defal ñu la nga toog sa brother mi ne la laa yóbbu Amérique o sa papa nga jël sa loxo téye ko waaye damaa dem Amérique nga dem xamuloo kooku naka la dëkkee Amérique nekk dem ngay jaay drogue ñu téye ko tëj ko sa life yëpp yaaxoo loolu ñaata nit la xappul si Gambia. Bari na de. This is our problem. Yeah, absolutely. And I think I only hope this kind of conversations in a larger scale, how we should deal with these issues. But coming back to the issue at hand, and this shooting at Lingayaga again, we will just reference to what you have been saying. And if we are not careful as a country, then told us being a weapon mooy jël fetel wala gun noo ko mën a tuddee dina musa nekk an option wala choice pour nit ñi di ko fayantoo di fajal seen boppa seen ay problème foofu la ñu tolle bu moytuwul te dafa mel ni sa kaddu yooyu mu ngi nekk dëgg ci lu ñoo gis suñ xoolee lu nekk di xew right now li nga waxoon ci sa analyse so mu ngi xew léegi laajte bi mooy ndax yow foog nga ne nguuri Gambia ñu am nañ li what it takes di know how wala dañ ko manqué pour ñu def lu war pour mun control situation bi ba réew mi bañ a mel ni comme ni ñoo gisee ci yeneen réew yi wala yeneen gox yi for example mun nañu wax ne indi US Chicago lu fa nekk réew wala in South Africa also gis nga foofu citizens yi they have no option but foofu ñu jënd fetel nga am ko even xale jigéen yi bu ñoo dox gis naa there was a report I remember bringing in my newscast. Women have been trained how to use the gun to protect seen boppa against the gangs or criminals. So loolu ndax mun nañoo def lu mel noonu ba moytu as a country ñu tollu foofu because it's becoming worrisome for some people. nekkul ne di know how sa de. comme lu ma just wax fii. soo dégloo suñ njiit yoo xam ne ñoo leen yaakaar ñu léegi nañu wax ne waa xam nga fii third world country la. amuñ lale but you're pumping millions in something else, right? But ñoom nañ foog ne you need new vehicles to patrol, right? Yes. 190 yang fi 190 lo ñaala 100,000 150,000 nga am ko Ferrari, right? 190 Benz yang fi all model yi nga jël ko install fa security lights in police lights in because that's what other countries used to do. So only America back in the day send motor you guys and Ferrari. So every time nga adjust nga adopt the problem more implementing a system, structured system, loolu la gaay mënut
because of the fact that tubaab bi wax na rek ñun third world country la rek, which means that we have to accept it. You see lu ma just jógee wax nii bu yàggul nii, because tubaab baa ñu label ne third world country la nañ. It's a psychological warfare, so which means that we have to accept ne third world country la. Ma jox la exemple, nga am sa néebo ñaari néebo kii na ki tekki yow nga ne yow tekki loolu luñ dee wax waa kale moo ëpp a wërsëg du loolu lañ dee wax. waaw waaye duñ dee xoolee ne kooku dafa tax a ndigay mu liggéey yow kooku nu mu amee xaalis bi xam nga na mu ngi koo sàcca waaye because yaa ngi jël sa bot teg ko si kooku dafa fàtte nga ne yow all the blessings that you have within you. Comme benn boy mu commencé wax dama bëgg ñëw Europe ma ne ko ne yow I have all these things provided for you, all you need to do is just execute. ma ne ko fii Europe soo fi ñëwee maa ngi am ñoo xam ne nii ñu ngi ñëw benn dee sax am na ku mu doon liggéey mu liggéey baakuwee maa ngi vidéo di ko woon ma ne gis nga fii yi moo fi nekk de da ngaa ñëw sonna fii liggéey te Europe doo fi ñëw mag Amérique doo fi ñëw mag soo fi ñëwee mag da ngaa sonna soo fi ñëwee 18 19 20 yooyu noonu waaw because di nga fail nga jóg you have time to fail and jóg waaye yaa ngi ñëw Europe ñëw Amérique yaa ngi fa bàyyi ay doom ak jabar mu jéggi da ngaa stress rek mu ñëw di mere sa jabar every day donc yaa ngi amee liggéey defal lii so because of the fact ne dañ dee xool too much out there fàtte ne yow blessings yu la yàlla jox mu sa kanam mënoon naa def ngay fanaan si beeram noonu ngaa def waaye mu ngi def loo xam ne yaa ngi suroo sa boobu all you need to do is just try to innovate or create foog naa yaa ngi ko waxoon last week fii tamit. So the problem mooy ne the mindset that we have structured system like amut. Without structured system, without understanding the importance of protecting the integrity of our government, our country, and especially most importantly our criminal justice system with them, because they ngay gis kuy sacrifice own life am. The way he or she feeds their family. Yep. Because of kii suma xarit la man lu ma understand si xarit mooy dañ ko teg si yoon kenn du compromise kenn su ñoo lekka sax dañ ko teg si yoon moo tax man I have problems with them, with so many people that I wanted to do business with in the Gambia. They wanted to use their position to blackmail me or to extort me or to a strong arm. And then no, it's not gonna work. Like for example, IGP is a family friend. I consider him an uncle, right? But danga gis ne man suma neexoon xam naa yoon yu ma jaaree pour ñëw dogo be am lu ma bëgg si ñoom. But man, my integrity is the most important thing. Bugguma la amel mentally, financially, or whatever, because yaa ma defaloon lii, so which means ne I have to compromise the way I feed my family. Loo xam ne ëllëg dafa backfire si man. And respect is very important. This is why I work hard every day to make sure that Kendo am yoon pour either mentally, psychologically, financially, emotionally control me. So this is our problem. Everybody is worried about Koko Sika. Te tubaab bi loolu du fa dem mën a dëkk dem kanam. So this is our problem, Mr. Kante. Nekkul ne I know how ak yooyu noonu de mënuñoo create anything foog nit ñoo defara ñu te lu gën a woos mooy all these years tubaab yaa ngi ñëw suñ dëkka ñu ngi dem seen dëkka dara mënut a change because tubaab and bés nga baalal ma dëgguma la sax talking about tubaab yi ñu ngi ñëw suñ dëkka di gisuñ dara ñu ngi you know what they have been investing a lot in this country, in this continent. Anytime they came back, they see the same. And that's why they got to a level, they're no longer giving you the money as they used to. They want to, we are giving you this, but you are going to put the money in this, not as you wish. Exactly. Now they are dictating how things would work for us. Because for far too long, or for the longest time, they have been giving us money. But, they came, they see the same Gambia, more or less. You know. Every time. Yeah. Sorry. Mm-hmm. Yeah, you can go ahead. Yeah, just as an example, right? You know, for anything, you're gonna do anything. It brings me back to your question. Bro, most of the things that we have, then you can make. Uniform you have is a nego see English police we didn't go see English traffic officer it's written in Turkish. Understand? Yeah, nga taxaw ci suñ traffic bi English country boo xam ne ni yow nga jël beneen language di ko sol sa kaw uniform bi because ñun bu ñu ñëwee nga may andi woon sample uniforms
ñu jël ko tege ko fële waaye dinañ jël uniforms yoo xam ne ni because tubaab yaa ko andi yoo xam ne ni sax méngoowut ak our way of doing things but they will change it just to satisfy them. This is our problem. We are not mentally, physically, psychologically independent. And this is the problem. Bro, to fix Gambia, within 1 year, you can implement structured system or create a structured system where how many the Gam safety net, gis change. The way they think, I mean, they don't think about future generation. Comme ñun lu ñu xeex ne ñu fa ne ñun génération bi la ñu xeexal because ñun xam nañ already ne génération bi masla génération la ma ay nañ ko ñaanal mu change yàlla baax na génération la ñun xamuñ luy loolu ñun we trying to teach our children ne don't be too obedient, be respectful, be kind, be nice, but don't take nonsense. This is what we want to teach our children. Moo tax ñëpp ñu ngi sonna moo tax da ngaa dem ba génn si li nga nekk sax because mënatuloo liggéey amuloo benn sustainable income. retire nga amuloo benn sustainable ni nga def mooy da ngaa dem dugg si njuuj njaaj nga toog ñeneen nga toog rek sa family fi nga war a retire sa family ñëw banque bi ñëw nangu sa kër because yaa ngi mislead sa family into thinking ne yow you are rich waaye the whole time yaa ngi suli bukki di sulee bukki bari na Gambia ñaata nit ñoo dem ba fu ñoo retire tey because all those years bi comme happen na si ñoo xam ne ni sax ñu ngi bu ñu dem ndaws happen na ñu bari ñu ngi ñëw moto wàcca fii dem fale ñu dem area bu gaay nekk mu ngi develop ay millions laay jar yow fi nga war a dem ba retire nga ñëw rusloo sa doom yi they don't think about their children bro all they think about is trying to impress the world, trying to impress your friend or your neighbor. Hey, hara, buguma sama friend hamne awma halis. Buguma to the point nga dem jël yow li nga am sa future doom yi mooy laan yi nga am o sa kër yi nga am di ko tayle. Nga dem ba caax moo tax soo ñëwee si kër gi di stress di mer unnecessary ku la wax jaama sa nga mer. Because xam nga nga def si biti doo communiquer ak sa jabar doo communiquer ak sa jëkkër pour ngeen waxtaan seen ndax ngeen a solve problème yow always yaa ngi try pour act ne yow you're good fekk you not good yaa ngi dugal sa bopp si pax nga toog rek ba fi nga war a retire nga toog bang bi ñëw ñi ngi rusloo sa nit ñi si kër gi am loo fi nga dem retire nga amuloo benn any source of income bi nga andi sax pour dem rent nga ñëw commencé di disturb sa doom yi look at that bro. Yeah, definitely. So this is our problem. Yeah, it is our indeed problem. Lolu mom degala mom, you know. That's why we always say we have a long way to go as a country. Maybe we are midway into the program. Just quickly, ma nuyu suñ gaay ñu deglu bala ma bring on Mr. Sen mu def jangat on the shooting and li nga wax ci lolu. And then we get into the final last part of this conversation. The new Sanuba, good morning, and Mr. Moduboy, thank you very much. Mohammedu Drame, good morning. Lenu Yep Seka, and Omar Ture, Ibrahim Asise, Dilenu Yep, Mr. Boy Mune, Mr. Fay, you said it all as always, but the problem in this country is that the government themselves don't believe and trust its people. Yeah. How many people graduate from the university every year with half of them of course, doing computer or did computer sciences, but if the government have contract, they will give it to people outside the country. Yeah. Exactly. That's also another concern anyway. Nabi moom suñu yaay la de Rohiyatu ajaratu ñu ko nuyu bu baax moom tamit di ko ziar di nuyu waaw SYP and Kojo, thank you all, Babu Njai, and everybody here for your contribution and other listening as well. Longelo, Snai, thank you all also for being here. Yeah, so interesting. Just quickly, ñu rest against time. Mr. Sen, sa reaction ci mbiri shooting bu am ci night club bi foofu ci Fajara ak gis nañ police bi joxe nañ ci update, but of course basically ni ko Mr. Faye waxee li yàggoon na ko wax te mu ngi
mun naa wax ne xewoon na ci school ñu gis ne benn xale dem fa sutit am ku fi gaañu woon jàppoon nañ fi ay nit tamit with pistols bii tamit this time ci nit ñi fu ñoo dajaloo ci ay hotel wala sorry ay club foofu la incident bi xewee naka nga jàngatee situation bi especially boo dégloo Mr Faye nu mu ci wax yëpp ci analyse yu mu joxe. From now, vice génn oh dem na oh okay. Okay. Then proceed and then ñu move on ci waxtaan bi. I was just thinking he still xam naa ne dafa jékki-jékki rek yoo xam te yëguma ko. Yeah. So basically bala ma move on ci mbiri union bi maybe I need to ask this finally Mr Faye regard this shooting and all what the police have said ne am nañ ñetti suspect yuñ jàppa ci incident bi and kenn moom moo ci gaañu but by and large lan lañ ci war a mun a jànge as a country and as people and particularly security bi lan lañ ci war a mun a jànge because like I said it's not the first time wax nga ko yàgg naa xew but in a country like Gambia so waxee ñun xamuñ crime yu mel nii but now it's happening and it's continuing to happen so lesson anything to be learned to sort of mun ñoo dimbale pour ñu mun a control they should avoid these kids mu continue di am ci dëkk bi. Well, mooy def lu baax rek we have smart Gambians in the country. nañ bàyyi di focus more on status so now like I'm a question than operational needs, what we need to make sure that you succeed in whatever we do. We cannot solve every crime. But then what you can do, you can put measures in place to make sure that the control level be. So did not happen. People will get killed. People will you're always gonna have that one person ñoo xam ne nii dañoo foog ne ñoom ñooy above the law wala seen sëriñ garab saafara yu ne laa jox o téere yu ne laa jox mooy tax ñu invisible. You always gonna have people like that. Now the question now becomes what are we gonna do to make sure that you create a deterrence? Definitely is great. With them around, with them CBT, the patrol, the enforce. Why the way they are doing it, I mean, they are not also factoring in people's constitutional rights. Because ñu gars yi def di suñ tasee koo xam ne ni xam na luwaa bi dafa andi problème comme soo fekkee nit si bunti këram mu ngi toog. All you have to do is simple. Ana sa ID, mooy sa ID, fay fi nga dëkk waaw kan moo nekk fii koo xam mu jox la phone number nga call. Nga wax moom nga ne ko look we just trying to make sure ne amuloo benn weapon. Nga pat ko down nii rek jarul dugal loxo sa poche. Pat ko down su dee amul weapon. Nga bàyyi ko. Then nga laaj ko ma ne okay kan nga you have to be smart man. Waaye doo am caméra si sa gannaaw rek ngay param fàtte nga yow yaa ngi enforce law bi at the same time tamit yaa ngi break law bi and you're not above the law. Yeah, absolutely. So lii dem na ñëw na daal. Problem dina am. People will always, because it's a new generation. People will always find ways. The criminal every day mu ngi try to find ways pour def lu bon. Yow sa job mooy you work hard to make sure ne you always be one step ahead of them. This is our problem. ba pare nañ respect suñu Gambien si boy. nañ bàyyi di jiital xaalis. comme Mr Boy lu mu wax nii soo gisee ñu ko jox foreigners yi it's because of the fact ne dañ foog ne foreigners yi du leen wàccee. dañu fa ne suñu diilee Gambien si dafa yow deal or whatever ñu lekk si sax da ngaa ñëw wàccee gars yi. And that's not the case. I'm not quick call. Okay. I believe I'm not quick call. Why should do it? You go. Welcome. You do that. Okay. From the Techna. Okay. Yeah. So, literally, jangan is simple, bro. Learn how to do things the right way. You buy the impress nenyi. You buy the def dara pour one to babi ne. Look, you get definitely, you get crime.
but then the criminals are within the system. Yeah. How can you yow suma xaalis su réeree may la nga utal ma ko fekk yaa ko sàggee naka la gisee xaalis bi boobu moom suma waa ji ñang daf maa wax ne loolu moom mënta nekk. sa waa ji Yeah. Guana this is our problem ñi ngi wax ne Yeah. ok dañoo self crime but then even though su nekkee ne sax the whole world gis na ne yow yéen seen boppa yéen a commit this crime waaye nekkul leen di def jéego yoo xam ne pour won nit ñi how serious you are ana police buñ jàppoon si that fraud case ana sergeant bu commit on crime xam nga ñaata nit ñoo nekk si système bi they are pervert they are sexual predators ñaata nit ñoo fa nekk système bi ñu ngi victimize nit ñi góor yi muy góor muy jigéen ñu ngi victimize yeneen officers yi we have had cases like that am na officer boo xam ne dañu ko victimize Yeah. so this is our problem if you cannot even protect the people within the system how are you going to be able to protect the people I've got a problem. and this mindset ne mën ngaa call ni rek bu change mind am or mën ngaa call ni use a position mu bàyyi that is corruption understand even sax nga jël nit nga favor ko comme yow nga nekk police officer ma favor la si something because of whatever lu mu la jox or whatever def loo ko si yoon loolu su nga si jàppee according to our law fa nga maa nga post on fan yale 3 years up to 3 years mu ne la see tëj après ñu fine la about foog naa over 300,000 pour nga fay ko we have strong laws in the Gambia but the problem mooy Mr. Kante they don't man foog ma ne sax ñoom sax ñu ko enforce xam nañ ko moo tax waaw sorry moo tax officer bi ku wax ne senior officer bu boobu laaj ni lu mu wax noonu mu ngi wax ne we focus more on status than personal needs Certainly. so lii lañ mën a jàngal nañ learn how to do things the right way we listen with an open mind ñu bàyyi su nit ñëwee suñ marché ñu laa waxal nga foog ne lu nekk saaga la nga ma wax naa dem nga waaye man yàgg naa si lii de nekkoon naa fi si sena moori loolu ban at la woon you know I'm not going to line right now okay we bring hello assalamu alaikum good morning hello caller hello yeah I think so yeah you can just have to probably I think so wow so this is your sigatal dal we need to learn how to work together important we need to understand ne tamit ne yow sa xam-xam fu mu am foofu la keneen xam-xam commencé waaye soo jëlee sa xam-xam ma jël suma xam-xam ma wax naa ko fi several times liggéey yu ma def nii because of the fact ne dama dee xam dara sax waaye su ma xaayee nit sax dama ko dee won ne man xawma lii pour xam moom ndax nu mu ko defee moo gën a gaaw and efficient na ku ko jàngal tamit jàngal na ko ine wéene boobu méngoo na jamono man skills yu ma mun nii yëpp daw ma ko school mechanical work yi concrete all these things yu ma def nii yëpp maa ko jàngal suma bopp because I listen to people so this is what we need to do we learn we try nekku ne ku ñëw pour wax la daf la saaga or yoo xamuloo sa liggéey or because yaa ngi fa 100 years which means yaa ngi ko war a xam ay mag fu moo gis xale di fa gis mindset boobu noonu gis loo saa yu ñëwee rek ñu ne waaw fii lañ ko fekka fii lañ koo bàyyi man bu ma starté journée bi ñu bëri am talking about family members sax ñoo doon wax ne lii doo fi mën a def dara because of fii lañ ko fekka fii lañ koo bàyyi tey ñoom seen boppa billahi wallahi taala ñu dee ñëw di wax ne I'm proud of you no you're not proud of me you're surprised that I'm able to do things loo xam ne yow ma loo foog ne dina am absolutely so this is what I want people to understand you have to be mentally independent mentally strong but at the same time then be humble important definitely important and I think it's a lesson for everybody to learn from and I think that would really help we're going to round up this conversation really justice for all union and a baby you have been nurturing all these years is grown to a level being
it's making great impact, across all sectors in this country. I know Operation could dega justice for all. Then go dega chimbiri transport, but basically it's not only transport. It has been all the sectors and all that. Yeah. So and of course we would have naan dina leer sax parce que loolu la ñu beneen secteur bi nga xamante ne fu uti ak transport la ñoo jeexale waxtaan bi. But yes, Mr. Faye xam naa ne ñuy déglu fii bokk ci union bi xam naa danañ bugg a xam perhaps sax duñ ma baalal su ma laajte wut lii because dañ notice ne of late nekkuloo di wax lu bari ci WhatsApp group si so xaw ma lan moo xew xam naa ne gars yi dinañ bugg a xew lan moo nekk reason bi daanaka this time da nga noppi bu baax is there any issue bi gars yi war a xam wala li waral lu mel noonu. non xam nga lu xew mooy am glad ne laajte nga loolu xam nga soo commencé dara as a leader comme lu ma jóg si waxee nii rek trial nga bokk si xeex bi sooy commencé business doone invest naa lii rek yow defal li nga def den su boobaa yow doo xam business bi moo demee su business bi starté da nga get involved nga engage nit ñi xam la xam the principle the rules nga woon guy ne okay I am this kind of leader understand nga so this is how it's gonna be understand nga then lu xew mooy soo demee ba ñëpp understand li xew ñëpp understand liggéey bi then nga bàyyi directeur si def seen liggéey then su la gars yi soxlee because every day ñu ngi liggéey directeur especially directeur Dramé pretty much every day ñu ngi wax ñu ngi am meeting ñu ngi strategize ba pare da nga war a understand ne loo xam ne nii we are dealing with people ñoo xam ne nii because if we say ne we are using the security approach right da nga gis ne you have to be careful there are so many people ñoo xam ne dañ jógee si beneen groupe ñëw si yow right so xamuloo na they are there to sabotage or whatever. So whatever you are planning moving forward, then what I mean, so you just go behind closed doors while you watch from far. So as a leader, I feel like the duga si group bi wax si sector si jambori da nga gis ne mujjé gi da nga gis ne naka lañ ko waxee do am li nga wax because but all I can do just like today fak na xawma demba duga na pour wax gaay we are here to encourage guy and things like that but Mr. Dramé always we get a follow up cases in ko def ci ron ak ñu strategize because we have to understand what we are up against people ñoo xamné ni duñu def lu correct ñoo xamné ñoo wara protect nit ñi ñoo ñëw di toroxal nit ñi. So when you deal with people like that, you have to work behind the scenes to make sure that nga xam ni nga xeexee ñooñu because ñun léegi foog ñu dem on the offense. Before dañ dee toog rek gars yi soos ñu soos gars yi waaye léegi we have to go on the offense to make sure that because war nañ fi gars yi ne foo ñu laal yow niñ la lijjanti because xam ne li nga def correct ko dañ la lijjanti lu tax ak kan moo nekk si gannaaw lu tax nga ñëw bugg a nasaxal lu war nañ ko gars yi it might take us days, weeks, months, but years, but eventually we will get to you. It's just that simple. So li mo waral ne di ma déglu si groupe bi bu bari because already foundation is already been built. So léegi lu des rek mooy ñu bëgg a liggéey ñu liggéey ñu bëgg a liggéey. Wasalaam nag ñu ma nekk aside nga xaar ñu laa jox ngooñ every day su ngooñ bu jeexee nga mbee di xaar keneen ñëwaat yow la nga beneen ngooñ rek. It's just a simple waaye sa famille mi ngi torox because ñun lu ñoo def pour sa ëllëg la. Yow tey soo demee tey ba tey let's say yow driver nga for example wala béykat nag ngay sona soo demee ba mënatuloo béy nag amuloo benn sustainable income yow mi driver bi yaa ngi am ay moto yaa ngi drive moto jàmbur ñun lu système muy bëgg a andi di nga liggéeyal sa bopp am sa xaalis am sa own moto liggéeyal sa bopp nga amal yeneen nga xam ne soo demee ba màgget still li nga liggéey moo laa jural li nga daka pour dundal sa bopp ak sa njaboot soo feebaree sa foofu ngay génnee xaalis doo worry about oo di xaar nit mu laa ñaanal oo di laa defal donation pour nga mun a faju bi so this is what we fighting for so si gàttal daal as a leader of this union I will feel like ne build na foundation de ñëpp xam nañ naka laa mel ñëpp xam nañ the do's and don'ts the rules of this union ñëpp xam nañ fi ñoo teg seen tànka nañ liggéey rek okay all right okay that's a good one I think that now clarify now I understand maybe finally regarding farming sector bi am naa ne ñu ngi ci période baykat yi ñu ngi ko doon wax ci starting bi so maybe ma laajte rek are there any plans for this season wala this year ndax am na anything li ngeen bëgg a def mbiri baykat yi xam naa ne nag bu dee jënd gerte yi moom mbir mi sori na
But aside from that, I'm not anything lingin buga def maybe ahead of the next farming season or whatever. What my plan is basically finally for today. Well, a plan is already in motion. Okay. Why how many ñu nang ko wor ba ci geej bi waaye da ko fassé mu naan already waxoon naa fi gars yi ne anything lu ñoo def dina ñëw wax gars yi nag boo ngeen ñu def lii ñu yombal ko su ko defee man I believe in doing stuff for yourself nga independent man that's what I believe in. I believe in nga toppatoo sa bopp dépasse nga xam ne kenn du la wax li ngay toog a tey anasaan soo nee ngay suba sa nga ne ko ma ne mbaxal laa bëgg a tey o supa fekk ay am dépasse supa doo xaar sa néebo mee la am dépasse a ngi nii because kon daf laa wax ne yow lii yow doo mun a toogal lii soo ñëwee dépassé mbaxal nag fekk yow bés boobu supa nga bëgg nag dangaa ne ma ne ko supa laa bëgg du la daf laa yàpp so man I believe in hunting like a lion su ko defee nga am sa fresh meat rather than ngay xaar nit mu laa jox dépasse so already buñ ñëwee wax nañ gaay ne waxoon nañ gaay fii ne nañ def lii ñu try andi yenn machine yoo xam ne ni daf ñoo dimbale ñu change the system si Gambia bi ne nawet ba nawet ngay béy there are other plans yoo xam ne they are already in motion okay su ñëwee inshallah plans yooyu suñ paree ñëpp nañ gis nañ def pour make sure ne ku bugg a ñëw bokk si ndab bi tamit nga ñëw bokk si ndab bi waaye ku bugg a ñëw bokk si ndab bi tamit wasalaam ñun moom this is the mindset I have nga ne da nga yàggaa xiif amuloo lekka ñu dem dugal la ñu ne la kaay ñu tooga ñu lekka nga ne yow waaw da ngaa toogoo seet na tooga bi nañ mën a tooga na duñ mën a tooga amul problème ñun nañ ko tooga soo ñëwee si ñun tamit sooy lekka dañoo wax ne yow fii ngay am du dëgg because ñun balaa ñoo tooga waxoon nañ la ne gannaaw nga ne am loo xaalis pour nduga dem nañ pour nduga ñëw nañ léegi yow tamit dañ jéem a seet naka la ñoo def pour tooga ñu lekka nga ne yow da ngaa toog foofu di lan nga ne dañ la war a neexal nga ñëw ñu tooga ñu tooga yoo pare nga ñëw nga dañ la war a neexal nga ñëw lekka suma waa ji man di nga fa xiif de so regarding the farming sector we want to change the system we want to farm throughout the year we want to create something loo xam ne ni one guy ne look soo buggee génn si système boo xam ne da ngaa leb dëkk bi yëpp si noor bi loo am si nawet bi after soo jiyee ba pare nga jël ko fay ko sa bor yi sa loo xam ne sa du mun a kooba sa bor yëpp soo buggee loolu stop ñëwal nga àndaa ñun si yoon boo xam ne ni parce que ñu liggéey ko freedom is not cheap dama bëgg a understand ne freedom is not cheap Mr Kante man tey nga naa yàlla fu ma àgga nii tey soo ma gisoon time boobu noonu si gas station si dama dee raxas moto booy raxas moto mu ngi taw maa ngi raxas moto yi kenn xamul ne sa dem naa school because I wanted to do something for myself so I understand the meaning of building something from scratch gannaaw yàlla booy kenn dimbalewul ma dew ma si banque ma ne la ne jox ma loan ma start business because that's what they do here dama si banque jox la loan ñu jox la loan nga liggéey su slowut you have to pay the bank with interest. Absolutely. So man, I understand the meaning of working hard for your shit. So if I want to bring that system, you're going to go the they complain every day, be like, I'm a son of man, but then yon bang ni mala offer hand mala yon bang ni pour nga make sure nga mëna defal sa bop ñu dem da nga fogg na la fa xaar duñ la fa xaar bro man suma doomi sa leen xaar ci lolu waatu mala ko xamne ni xawma la. So this is what we have going on and we have other things lo xamne ni is already in motion. And inshallah dinañ gis justice for all liggéey bu mo def dañ wax gaay ne justice for all dafa ñew pour tok ñewul pour just seasonal ñew param comme ñene ni ñoo def ñom gala ñene diga non ñun dañu bu liggéey inshallah dañ gis suñu liggéey. All right. Okay. Thank you very much. All the best, inshallah. And I think with time we will get to see development yep, inshallah, nakala unfold there. And, Gambians Nenchigis, send Bopa Baikati Monk. It's a sector being Haman. They need support, they need orientation, they need, sensitization and all whatnot. Together, I think this initiative, is on the pipeline. Then effective and efficient, inshallah. Thank you so very much, Hamnane. I'll allow you. I'm gonna round up the conversation. Get those that are here and everybody. Get me and that every Sunday, inshallah. And Johler rendezvous next week, God willing. New Dejawat free. For another interesting conversation regarding our country, regarding the life and livelihood of the Gambian people. What affects everybody should be a concern. So we should join hands together, support each other for the betterment of everybody, inshallah. So, Mr. Fai, on a final note,
lan ngay tëjee waxtaan bi ba next week incha allah. jërëjëf Mr. Kante thank you for taking the time pour nga ñëw yow tamit parce que lii mooy lu ma wax rek man suma xam-xam fii la am yow sa xam-xam si foofu la am so sa xam-xam nga jël ak suma xam-xam ak ñeneen tamit seen xam-xam yi déglu moo tax lii mun a dem so that's a true example that's the best example laa mun a pour woon nit ñi ne teamwork is very important doone rek maa mun li maa because dëgg la xam naa luy security xam naa situation bi but yow tey soo ñëwutoon pour dugal si sa xam-xam pour yokk mbir mi xam nga ne susu mu ngi koor rek xam nga la moo jot funam bi I don't know what how ma hiila how ma shila but xam nga programme bi jeex na waaye lu ma advice nit ñi rek mooy ne freedom is not cheap buñ get comfortable with our current situation ñu ngi am xaalis rek ñu ngi am salary or ñu ngi suñ ceeb keneen mu ñu ko toyal rek which means ne dafa continuer tey ñu bari tey ñu ngi woon si système bi tey ñu génn tey fuñ dem dañ daanu dañ delluwaat from ground zero fu gaay war a toog relax ñu ngi ko xosol most of them moo tax ñu ngi ñëw Europe fii ñu ñëw America mag nga ngi dañoo liggéey nga ñëw fii réalise ne oh my god fii sax am na ñu nekk fii sax mënuñu am liggéey soo fa nga dem def liggéey yi ñoo def nii liggéey dof yi nii métti sa yaram bi te yow sa yaram bi passé na foofu so balaa nga àgga foofu noonu déglul xel ñu bàyyi di politicize everything ñu bàyyi di forcer suñ doom yi di def loo xam ne nii intérêt wul leen so this is my advice to everybody soo bëggee ci generation da nga ko starté sa doom yi nga woon gaay ne man lu maa dunda tey bëgguma suma doom yi duna ko so let me try to frame them because tey gannaaw yàlla soo gisee ma nekk ku ma nekk nii because I was around my father dama gis nu ma xosalee di laal fu nekka ma ne ok I wanna be this person but naka laa mën a jëlee moom mentality am at that generation turn ko into something loo xam ne nii dafa nekk suma boppa man tamit suma doom yi maa ngi train guys suma 9-year-old one bi 9-year-old keroog maa wax ne he wants to take over when I die imagine that because I'm putting it in his head su ñoo liggéey every day su ñëwee mu tayal su paree ma jox ko half ne lii na ma ne ko because you work half you do a great job su workee all day ma jox ko ma fekk all day because man koo won ne life is not just about jox ma you have to work for it da am seen kondaane so lii laa ba nit ñi understand si Gambia bi ne sa doom nu mu mujjee Eric yaa ko dugal si boppam soo ko minalee dem mu gis nga ñaan dépasse every day su ma yee dafa ñaan dépasse soo ko minalee nga xëy suba mu gis la si family kër ba nga dem ma teg ay jabar di teg si family kër noonu laay def rek family kër boobu laay am waaye soo ko minalee sa family da nga ko jël sooy dem commencé ren sa nga dem ren sa nga jógee fa nga modifier sa bopp build something else sa doom noonu laay mel so it all starts with us so dina wax jërëjëf and thank you for listening. All right. Thank you very much, Mr. Faye, and thanks to everybody who has been here with us for the past, 1 hour something minutes. We appreciate everybody.